amis téléspectateurs et internautes de Leral TV Leral.net amati na nu mbégte janook yéen ci seen entretien du jour comme ni ñu koy defee rek saa su ne tey nag ñu daal di ñëw janook ki nga xamante ni moo di monsieur Habib Aïdara di secrétaire général SUTELEC maanaam syndicat bi nga xamante ni rek moo ñeel mboolem liggéeykatu Senelec yi ba tax na nag ñu ñëw ngir seq ak moom ay laaj ak tontu ci seen entretien du jour ginnaaw bi ñu leen nuyuwee dañ koy nuyu moom monsieur Aïdara bàyyi ko mu nuyoog téléspectateur u Leral TV. merci madame maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu seen téléspectateurs yi ak seen internautes yi et ngeen permettre ma à cette occasion me souhaiter une très bonne fête du travail à l'ensemble des travailleurs du monde di ko souhaiter aussi liggéeykatu Sénégal yi mais li ci gën a ràññeeku mooy liggéeykatu Senelec yi di leen souhaiter yéen tamit une bonne fête du travail. merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax balaa ñuy door it di la remercier ci oyofte bi waaye itamit ci entretien bi nga xamante ni accordé nga ñu ko gis nañ ni du lu yomb benn yoon ndax le temps ne vous le permet pas tey nag ginnaaw bi nga xamante ni entreprise bi di Senelec ay fan ci ginnaaw nemmeeku woon nañ ci ay coow yu sew ñu bëggoon xam jamono ji naka la seen liggéey tëddee. waaw jërëjëf ci occasion bi ngeen ñu may tey jii ci 1er mai bi ñu mën a wax ak population sénégalaise yi di wax ne Senelec am na fu mu jóge am na fu mu toll tey fa mu jóge mooy coupure courant yu bëri woon la woon mais bi loolu amee ñun liggéeykat yi dañu jàpp ne Senelec sénégalais yi ñëpp ñoo ko moom et que bu gëmmee rek réew mi mooy nërmeelu ñu takk suñu ndigg ñun góor ñi jigéen ñi takk seeni sër ñu def sacrifice fexe ba courant bi doon coupé xuy xamaj ñu delloo siwaat ko ba léegi yaakaar naa ne am na tan bu baax bi loolu amee yi tamit wax dëgg yàlla am na jamono boo xam ne xalaatuñu woon def ay revendication moo doonoon rek fexe ñun suñu mission bi nga xam ne mooy li ñu war mooy fexe ba ñëpp am courant te courant bi tam doy waaye biñ demee ci loolu nag ba pare ti lañ ne ñun tamit suñu àq ak suñu yelleef war nañ ñu ko mën a jox maintenant nag ñu ngi revendiquer nag si biir dañu tombé ak ay directeurs généraux commencé ko ci Matar Cissé wax dëgg yàlla ñu koy saluer au passage par le canal de son directeur des ressources humaines bi fi nekkoon di Bachir Sall ñu fexe woon daal ba nga xam ne jàmm dellu si na ci biir kër gi et que lépp lu ñu doon revendiquer mu nekk si biir kër gi ci waxtaan la daan doon kii ñëw bees tamit di Pape Mademba bi tey ñëw def la même chose bi mu fi ñëwee ba léegi wax dëgg yàlla mu ngi déglu travailleurs yi di xalaat ak ñoom di nasandoo ak ñun di nocceendoo ak ñun ay problème nag du ñàkk ci entreprise mais tant que mu ngi yem ci biir entreprise bi rek ñëpp ñoo koy yëg tey jii ñu ngi waxtaan li ñuy wax changement de paradigme dañu changer doxalin parce que li mag ñi di wax naan lu la xuloo may boo toogee waxtaan mën na la ko may donc ci loolu la ñu nekk wax dëgg yàlla jàmm am na ñu ngi waxtaan am na ay revendications yoo xam ne réglé na am na yu des mais quand même wax dëgg yàlla climat social bi tane na. su ma déggee nga ni climat social bi tane na ndax itamit kenn naatablewul ne at yi ca ginnaaw yéen a ngi doon revendiquer comme ni nga ko waxee kon tey Pape Demba bi tey mi ñëw yees mënees nañu jàpp ni mi ngi leen di déglu wala mi ngi dox ay tànk jéego ci seen ay jafe-jafe. waaw mu ngi ñuy déglu ñun dañoo am ñaari interlocuteur dañoo am d'abord directeur général bu Senelec am aussi nguur gi parce que tey jii yéen ñëpp xam ngeen ne Senelec actionnaire majoritaire bi c'est l'État du Sénégal à 90%. donc sur la politique énergétique ak sur yenn choix yi nguur gi moo koy def mais si suñu biir ñun ñu ngi waxtaan bay juboo bërki démb tamit ñun syndicat yi nekk biir Senelec dem nañu rencontrer ministre du pétrole et des énergies waxtaan ak moom. maintenant revendication nag ñaar la parce que li ñuy wax bala nga ne naam ne fa tey jii ñun li nga xam ne moom la ñu war a moo ñu gën a soxal mooy suñu kër gi am pérennité mooy maanaam suñu liggéey ñu sàmm ko loolu nag amoon na fi benn jamono mooy jamonoy Akile bi ngeen gisee ne ñun dafa am loo xam ne ñu ngi ko bëggoon jël jox ko benn jàmbur pour mu jël suñu ay liggéey ñu xeexoon ci xeex bu tar ba yàlla defal ñu ci ndam Sénégal yëpp xam ne loolu du woon dëgg président de la République àtte tey jii tamit ñu ngi jëmaat ci loolu moo tax may wax ne xëy na am nañ jàmm ci biir kër gi waaye mën nañoo jaamaarloo ak état du Sénégal ci lu yàggul ndax maa ngi dégg ne ñu ngi ruumandaat ne Akilee dañ ko bëgg a indiwaat Senelec fa ñu taxawoon démb ak bërki démb foofu la ñu taxawaat tey pour wax ne du ñu mos a nangu ci contrat bi nga xam ne moom la Senelec signé woon ak Akilee ñu di ko delloosiwaat
parce que loolu fi nekkoon ba léegi dara changé wu ci donc même tey jii bu dee jàmm am na si biir kër gi juyaloo wala ay jafe-jafe mën na am si suñu diggante ak ministère wala ak état du Sénégal bu ñu bëggee imposer waat mbirum Akilee parce que suñu position changé wul ñun juróomi syndicat yi nekk biir Sénélec yëpp moo ñu tudde leen CSTS la convergence syndicale des travailleurs de Sénélec ñu tudd mu nekk ci Sutelec benn Sudaten Sintes Sicas ak Setel ñun ñëpp dañ ne contrat boobu baaxul bu mu dellu si donc ñu ngi alerter les pouvoirs publics pour que état bi suñu bëggee jàmm kon ne wéy ci biir Sénélec nañ ñu bàyyi ñu gérer Sénélec dafa nekkoon ci ay déficit doon def ay perte léegi Sénélec mu ngi def ay bénéfice fas wuy raw nag kenn du ko jaay te li ñu bëgg a def si Akilee dañu bëgg a jaay fas wi te loolu ñun duñ ko nangu ndax avant tout bala ñuy nekk ay travailleurs ay liggéey ay sénégalais lañu ay consommateurs lañu donc maintenant vraiment suñu digganteeg Mademba bi tey rafet na suñu digganteeg ministre bi aussi recevoir nañu bërki démb ñu waxtaan bu mucc ayib yaakaar nañ ne ci loolu ñuy continuer suñu bëggee jàmm am ci réew mi. ci say kàddu mu mel ni da nga lancé benn alerte ak ki nga xamante ni moo di le directeur Pape Demba bi tey ndax comme ni ngeen waxee que ni du ngeen nangu Akilee dellu si waat ndax jot ngeen toog ak moom wax ko ba mu leer wala. waaw ñun kay lépp wax nañ la lépp lu ñuy def dañ ciy waxtaan moom ba mu doogee yegg si bees salaamaaleykum rek wax nañ ko affaire Akilee te itam ci combat bi moom itam gëmoon na ne Akilee baaxul woon ba léegi ñu ngi ciy wax parce que laataa ñuy dem ci ministère moom lañ njëkk a wax ne dégg nañ parce que li amoon mooy dañoo toog rek ñu bloqué ay compte Sénélec bi ñu bloqué ay compte Sénélec ñu ne lu tax ñu bloqué ko ñu ne Akilee moo dem tribunal bloqué ay compte Sénélec ñu toogaat jëmmi jamono ñu bloqué waat ay compte Sénélec ñu ne ko bloqué ñu ne ITOC ñu toogaat benn jëmmi jamono encore ñu ñëwaat lu yàggul bloqué waat ay compte Sénélec ñu ne Akilee moo ko bloqué waat Akilee su mënee di bloqué ay compte Sénélec te ñiy bloqué compte Sénélec mooy tribunal mais loolu c'est parce que dafa am ñu leen di jàppale ci kaw donc loolu dama jàpp ne xëy na weesu na Pape Mademba bi tey si sama njort mais kum ci mën di doon moo xam muy Pape Mademba bi tey mooy xam muy ministre bi madame Sophie Gladima moo xam muy président de la République son excellence Macky Sall kum ci mën di doon rek bu ñu bëggee indilaatal Akilee bëgguñu ko imposer dinañ jàmmaarloo ak ñoom te lu mu leen jaral dinañu ko jaral donc aujourd'hui Sénélec dafa nekk loo xam ne kenn waru ko caaxaane développement réew mi ci la aju donc mënuñu fi nekk di topp di lijjanti ay Akilee wala ay ITOC pour di leen arranger ba ñuy nërmeel Sénélec loolu ñun duñ ko nangu ça vraiment nous sommes formels nañu xam ne muy bi tey muy ku mën di doon Akilee ITOC yooyu yëpp nañu dem wuti leneen mais tey Sénélec kenn du ko foye. D'accord. On est très déterminé pour cela. D'accord. Entreprise bii di Sénélec ku ko xam yàggaayam ci biñ ko sosee ak léegi tey en 2022 ndax mënees nañu yaakaar entreprise bi mën na créer waat yeneen i liggéey yoo xamante ni ndaw yi génération bi nga xam ne instant bi tollu nañ ci liggéey ci atum 2022 ak at yi ñu jëm ci kanam ndax mënees nañu yaakaar dinañ ci gis seen bopp. waaw loolu moom ci li bëri li ñuy waxtaane ak directeur général si la bokk. parce que tey jii Sénélec dafa am déficit de personnel dañu manqué ay liggéeykat te liggéeykat yooyu am na fi ñoo xam ne ñu ngi nekk ci biir Sénélec di nekk ay prestataires di fi liggéey depuis ay at te ñoom liggéey yi ñuy def presque booy xool ay postes vacants la ñu occupé ñooñu am nañu fi seen place te boobu ba léegi ñu ngi revendiquer pour que ñu jël leen donc dañuy ñaan Pape Mademba bi tey directeur général du Sénélec mu waxtaan ak le conseil d'administration ñu autoriser un nombre suffisant d'embauches pour que xale yooyu ñu embaucher leen parce que wax nañ leen ne tamit ñun dootuñu nangu ñuy bàyyi sénégalais yooyu nga xam ne ay doomu jàmbur lañu ñu bàyyi leen fi ñuy rey seen bopp te bu embauche jotee ñu jël seen ay doomu directeur waaye ay doomu ministre wala ay doomu politicien ay doomu député di leen indi di leen teg fii donc liggéey am na Sénélec actuellement liggéey bu bëri mu ngi fi te nit yi doyuñu mais aussi dañu bëgg boo ñuy joxe liggéey boobu nañ ko jox en priorité xale yi yéen a ngi leen di gis ci mbedd mi ñuy def ay grève di def ay grève de la faim loolu rafetul te ñu ngi fii di daan seen doole ils ont la même dignité que ñun ñii donc loolu aussi ci suñu combat yi la bokk donc on dit encore à monsieur le directeur général de la Sénélec na waxtaan ak conseil d'administration bu Sénélec ñu jéem a xool naka la ñuy yokkee quota bu ñuy embaucher
te embauche yi ñu jël ci en priorité les prestataires yi fi nekk di rey seen bopp démb ak bërki démb. tey jii bu ñu doon jël prestataires yi nga xamante ni ñoom ñoo ci nekk di rey seen bopp boobu ba léegi ci yan secteur lañ leen mën a dugal. ñoom ñu ngi fépp ci Senelec ñu ngi ci production ñu ngi ci centrale yi boo demee centralu Senelec gi tey 80% téeméeri nit yoo jël juróom-ñett fukk yëpp ay prestataires lañu. nga dem au niveau du transport foofu sax bëri xawuñu faa bëri mais boo ñëwee au niveau de la distribution moom mooy ñiy dépanner ñiy yore réseau bi ñooñ dañ fa bëri trop. commercial bii man ci commercial laa nekk boo jëlee commercial agence bu ci nekk fu war a am fukki nit juróom-ñett yëpp ay prestataires lañu. boo demee comptabilité nga dem direction des ressources humaines nga dem informatique nga dem marketing fépp foo dem pàcc boo dem ci Senelec prestataires yi presque ñoo fa ëpp surtout ñi nga xam ne ñooy liggéey ay tâches exécution ak maîtrise encadrement bi moom wax dëgg yàlla macha allah liggéeykat ñu nga fa mais ci yenn tâches yi mais direction boo dem rek soxla na ay prestataires ay liggéeykat te ñoom prestataires yi ñu ngi foofu yëpp fees fa dell. tey jii boo génnee woon prestataire yëpp ci biir Senelec boo moytul Senelec dina am nu mu doxin bi dina sooxe. d'accord ci côté technologie mu mel ni Senelec comme ni ma ko waxee at yu yàgg la sosoog léegi mais ndax mënu suñu jàpp ne dafa am benn retard. waaw amoon na retard nag waaye wax dëgg yàlla ñun duñu politique mais président Macky Sall bi mu ñëwee ba léegi depuis 2012 gis nañ ne investir nañ loolu moo waral tey jii production bi. mu doyut sëkk ba actuellement ni sax ñu ngi jox jox nañ Gambie ay mégawattheure 30 mégawattheure donc ñun am nañ lu ñu soxla bay jox keneen donc loolu ay investissement la boo xoolee réseau de transport bi tamit dañ ko améliorer ba nga xam ne yenn centrales yi sax ñu ngi ko commencé di tëj parce que loolu tamit dafa am ay investissement yoo xam ne des investissements sur des ouvrages de dernière génération la ñu def boo xoolee le réseau de distribution tamit même chose kazalika am na ay investissement yu bëri yoo xamante ni sur la nouvelle technologie les technologies de pointe moom lañ fi def fenn daal lañ xam ne rek xëy na foofu daal am na retard ci Senelec muy commercial ndax yéen clients yi commercial ngeen xam mais courant bi buñ ko toggee ci centrale bi transporter ko par le réseau des ouvrages du transport indi ko distribuer ko ba mu yegsi ci kër yi ñun waa commercial dafa am nu ñu war a jëflante ak yéen clients yi maanaam améliorer la relation clientèle fexe ba bu ngeen ñëwee ci suñu agence yi ngeen am daluwaay yu rafet am ay liggéeykat yoo xamante ni ils sont super bien motivés pour mën leen dalal toppatoo leen ñi nga xam ne aussi dañ leen di yebal ci këri clients yi ñu nekk ay nit yu correct ay nit yu solu ay nit yu yaru yu mën a wax ak clients yi pour que vraiment clients yi mën a gis seen bopp que la relation de confiance bi am diggante bi war a am diggante client ak ki nga xam ne mooy jaay mu nekk vraiment relation bu rafet léegi-léegi nag suñu liggéey dina ci am yenn clients yoo xam ne dañu am loo xam ne ñu ngi koy ñaxtu ñu ngi ciy def ay effort mais tey jii dañu bëgg nag direction générale ci politique am mu fexe ba au niveau du commercial mu dolli ko ay moyens ba nga xamante ni bi li nga xam ne moom la clients yi di xaar si ñun ñu mën ko am ngeen courant bu doy naam waaye seen relation ak client ak Senelec relation yu partenariale yooyu dafa am lu ci des te vraiment loolu nag war nañ ci def ay jéego loolu tamit ñun ñu ngi siy liggéey mais quand même direction générale dans sa politique moom moo war a fexe ba liggéeykat yi am une satisfaction de la prise en charge de leurs préoccupations. sànq nga joxe sa appréciation sa point de vue ci seen liggéey ak waa Akilee ndax mënees nañu jàpp ni même idée wala même point de vue ngay partager ak ñu ku ci mel ni waa ITOC ak Sendou. waaw xam nga Akilee ak ITOC ak Sendou bokkuñu ndax ITOC dafa jaayoon ca jamono benn huile bu frelaté boolu benn maanaam li ñuy toggee courant bi matière première boobu fuel boo xam ne baaxul woon ñu ba moo xam ne yàq na suñu ay machine ba même yàq ay machine Total ak ay machine Sococim ñu daal di woon porter plainte ba tribunalu Paris moom moo àtte woon jox Senelec dëgg donc boobu dafa amoon nag ñu waxtaanu biir néeg mooy li ñuy wax ñu waxtaan ba juboo ci kàddu ba ñun ñu jàpp ñun la ñu tooñoon léegi ñu dem ba jëmmi jamono moom mu daal di dellu si ne Senelec daf ko ameel xaalis na ko fay te ñun lu ñoo yàqule donc cas boobu bokkul ak beneen kooku warul mën a taxaw tey naan dafay am pour bloquer ay compte Senelec d'autant plus que man li ma si gën a jaaxal mooy moom mi nga xam ne moom ITOC moom conseiller président de la République la
donc bu bloqué ay compte Senelec mënatul liggéey mais courant bi dafay coupé loolu président waru ko seetaan c'est pourquoi ñun xamuñu lan moo tax président de la république seetaan loolu. maintenant pour Sendou centrale la boo xamante ni bi dafay jaay Senelec courant ci njëg bu gën a yomb mais ñun dañu amoon contrat ak Sendou mais contrat bi nga xam ne moom moo lëkkale woon Senelec ak Sendou dafa am ci loo xamante ni dafa défailliroon maanaam motalul woon ay charte yi mu waroon motale Senelec daal di dénoncer contrat boobu ba ñu taxawal ko fi mu nekk nii nag waxtaanaat nañ ba juboo ba ñoom manquement yi nga xam ne amoon na ñoom corriger nañ ko ba ñu ngi commencé waat waxtaan ak Senelec pour mu dem mais loolu bokkul ak Akilee parce que Akilee ñun li ñuy liggéey mooy jaay courant te booy jaay courant dafa am lu koy natt mooy compteur bi koy natt Akilee dafa bëggoon ñëw jël suñu activité boobu nga xam ne mooy suñu activité principale mu bëgg koo jël def ko après mu ne léegi moom ñun ñoo koy ni ñu ko expliquer rek ci presse bi ñun ñoo koy dem ci banque bi dimbale ko foofu ba moom mu am pré banque bu amee pré banque dem jëndi compteur bu jëndee compteur yooyu ñëw jaayaat ñu compteur yooyu te moom fa muy jënde compteur ñun mën nañ fa dem jëndi fa compteur mu ne logiciel bi nga xamante ne lii moom mooy gérer compteur yi moom moo koy moom di ko gérer ñun vente courant moom mooy suñu chiffre d'affaires kenn du jël sa chiffre d'affaires nga koy dénk jàmbur ensuite moom li mu mën a def ñun mën nañu koo def la preuve depuis ba ñu arrêté contrat bi ba léegi moom mosul sax commencé mais tey jii Senelec daaw am na 38 milliards de bénéfices daaw jéeg amoon na combien 17 milliards ba ko jiisu amoon na 14 milliards donc dañu jóge benn milliard 1 milliard dem 7 milliards jóge 7 milliards dem 11 milliards jóge 11 milliards dem 14 milliards dem 17 milliards dem 25 milliards daaw ñu am 38 milliards ren ñu ngi laam-laamee ne xëy na mot na 40 milliards mais une équipe qui gagne on ne la change pas donc ñun gisuñu lan moo war a tax benn nit kese ñu war a jël loolu lépp loo xam ne ñun ñi ay père de famille lañ tey bu suñu liggéey bu ñu ko joxoon Akilee man boo moytul sama liggéey dina fi jox yàqu te sama liggéey bu doxee yàqu bu fi jógee yàqu man dafa am njaboot bu wéeru sama gannaaw ak beneen liggéeykat ak beneen liggéeykat looloo tax ñun affaire Akilee dañ ciy teg suñu bakkan parce que baaxul parce que affaire deal la au plus au sommet te itam am nañ ay information yoo xam ne bu jotee dinañ ko wax tey président de la république na xam ne moom la nga xam ne dénkoon na ko agent judiciaire de l'État ñu commencé ci wax ba ministre yi dugg ci tey jii am na ñoo xam ne ay jegeñaale président la ñu ngi fexe pour indiwaat Akilee mais ñu ngi koy wax ni Akilee bu duggaatee biir Senelec dinañ ñu gis dinañ ñu dégg te bu boobaa doonatul doon Sutelec kese mais l'ensemble des travailleurs de Senelec la ñuy gis ci mbedd mi leneen li nga xam ne aussi ñu ngi koy ñaawlu mooy dafa am benn politique d'externalisation maanaam ay liggéey yoo xam ne waa Senelec mën nañ ko def ñu jël ko jox ko ay nit parce que loolu boo gisee ñu di ko def en général da ngay am benn waay nga war ko jox marché bu nekkee 10 000 francs moom daf la ciy compal dara mais li ñuy jox jàmbur yi te ñun ñu ngi fii mën nañ ko liggéey nañ ko bàyyi ñu liggéey ko donc c'est pourquoi ñu ne nañu arrêter externalisation parce que loolu aussi lu ñuy ñaawlu la ci biir Senelec di jël ay liggéeyu Senelec di ko jox ay privé ça vraiment dañ ko war a bàyyi loo xam ne mënuñu ko d'accord nañ ko mais lu ñu mën nañ ñu ko bàyyee ñu def ko donc sur ce point de vue aussi wax dëgg yàlla ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy wax maintenant bu fekkee ni ci biir dégluwuñ ñu dinañ ñu gis ci mbedd mi te itam dinañ gis ñu def ay action yoo xam ne parce que syndicaliste moom tant que mu ngi am stabilité ñuy waxtaan jàmm na ñooy mais bis boo xamante ni bi ki ñuy waxal dégluwuñu ñun aussi am nañ yeneen moyens yoo xam ne mën nañoo fexe nit ñi dégguñu nit ñi yëg ñu te ñun Senelec bu ñu yëngoo waxuma ñun Sutelec rek mais ñun Senelec parce que aujourd'hui liggéeykatu Senelec yëpp bootu nañ ci gannaaw syndicat yi di ñu déglu lu ñu wax loolu la ñu wax lu ñu leen du def loo ñu def ko bu boobaa nag population Sénégal yi dinañ ñu gis. monsieur Aidara ci volet social ndax Senelec mu ngi ci liggéey ak communauté bi nga xamante ni ñoom ñoo koy jëfandikoo. waaw loolu de soxna si yaakaar naa ne lu ne fàng kenn du ko jeex ndax ñun Sénégal la ñu nekk léeg-léeg ngeen gis ne événement religieux yi bu amee lu demee ni ki màggalu Touba wala gàmmu Tivaouane wala Popenguine wala Daaka di ngeen gis Senelec ñëw di maye fa ay ndox di fa maye ay sijaada def fa ay tente di jàppale population yi loolu da ngeen koy faral di gis. beneen fa wàll aussi gàmm yi nga xam ne mu ngi am ci Sénégal wala jàngu bi mooy église catholique su ñu amee ay événement Senelec daf leen di jàppale
leneen li nga xamante ne lii aussi volet social la loolu tamit wax dëgg yàlla directeur général Makhtar Cissé moo ko fi indi woon mooy li ñuy wax woyofal social. dañuy xool kër yi nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw ñu xam ne ñoom bëgg nañu courant waaye mënuñu am courant Senelec ñoo defal leen installation ay lampes seen biir kër installer leen poto defal leen compteur te duñu fay dara ba pare accompagner leen pendant at boo xam ne chaque weer dañ leen di may crédit pour seen doom yi mën a seetaan télé seen doom yi mën a jàng ci courant bi loolu lépp Senelec mu ngi koy def loolu ci volet social bi la. gis nañ bërki démb Ndiaye aussi yàggul fan yi ñu daal di dem def benn lancement pour créer li ñuy wax fondation Senelec te fondation boobu dafa jóg pour jàppale école bi jàppale agriculteurs yi jàppale ñi nga xam ne ñoom nekkuñ ci domaine électricité donc bu ñu xoolee sur le volet social wax dëgg yàlla Senelec mu ngi jàppale ñu bëri mu ngi jàppale population bi. mu ngi noonu mu mel ni sax jaaree nga fa daal di tontu ci laaj bu mujj bi nga xam ne moom moo doxoon ci xam ndax da ngeen di dëggalaat seen taxawaay bi ngeen amoon ci diggante ak problème bi amoon doxoon ci diggante Senelec ak Akilee monsieur Aidara di leen wax ne rek am nañ mbégte bu baax ak kontaante janoo woon ak yow ci suñu grand entretien du jour di la jaajëfalaat encore une fois ci bés bi nga xamante ni fête du travail la ñu fekkale itamit nga toog di liggéey waaye tamit nga may ñu rek ci sa temps bu cher bi nga may ñu daal di seq ak yow bi la entretien ñu ngi la ciy jaajëfal. waaw ngeen may ma rek man tamit ma jaajëfal liggéeykatu Senelec yi ndax wax dëgg yàlla tey jii di fête du travail am na ci ñoo xam ne ñu nga ca centrale ba di togg courant bi am na ñoo xam ne ñu ngi ci réseau de transport bi ñenn ñu ci distribution bi léegi gis ngeen ki dugg fii léegi permanence woyofal lay def loolu lépp pour rek client Senelec yi ñu mën leen satisfaire. bu ma jógee ci loolu aussi may massawu ak di jaajëfal ñun suñu client Senelec yi ndax ñoom ñoo ñu tax a nekk fii te dañuy wax ne ku tax ñu naw la mooy sa sang donc ñoom clients yi ñu ngi leen di massawu léeg-léeg manquement yi di leen jaajëfal di leen wax ne ñu ngi def suñu kéemtalaay kàttan pour améliorer suñu relation ak ñoom ñu leen di jaajëfal yéen aussi ci occasion bi ngeen ñu may ci journée du travail journée de la fête du travail. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf ami téléspectateur ak internetu Leral TV leral.net yéen ñi ngeen xamante ni yéenay safoo di seetaan suñu entretien du jour tey nag ñu ñëwoon dajeek monsieur Habib Aidara di secrétaire général Sutelec maanaam syndicat bi nga xamante ni moom moo ëmb mboolem liggéeykatu Senelec ñu waxtaanee woon seen diggante ak Akilee waaye itamit waxtaanee ci liggéey bi nga xamante ni moom la ñu toll nii waaye tamit leneen la ñu waxtaanee bokk na ci ndaw yi nga xamante ni toll nañ ci liggéey te ñu opté ñëw fi nga xamante ni moo di Senelec ndax am nañ ci place ci bile interview daal di nañ ci am réponse ci yooyu les questions jërë ngeen jëf ñu leen di jox dig daje beneen yoon ci beneen sujet waaye itamit ci beneen invité.